jërë ngeen jëf dialogue national bi ñu doon wax ma ngay bëgg a mujj ci déception nationale ubbi l'observateur Famara Ibrahima Sagna ma ñu dénkoon yëf ya mooy fër bëgg a doon un cas garaaw ca palais ba nii la ko yéenekaay bi bindee tegal ñu ci ne liggéey yi président Macky Sall santaane woon ba léegi ma ngay xaar rapport ya conclusion ya waaye gisagu ca dara donte àpp bañ ca joxe woon jeex na ba ñu yokkaat ci yeneen i fan taxul ba léegi travaux yi dem cëng baa mu dikk mbaylaar am na sax ñu ne big femme di Famara Ibrahima Sagna dafa gedd yëf yi tey ni muy doxalee soriwu ko ndax yañu ko joxoon ngir mu war caa liggéey di waaye delloo na yëpp ñu ne déet ne waay ñamu doon àndal ca liggéey ba di ay collaborateur am ñëpp la libéré ñu dem seen yoon journal bi nañu ca cabinet bu président de la république am na fa ñu bari ñoo xamante ne ji li ñu bëgg moo di Macky Sall jëlee yëf yi ci loxoy Famara Ibrahima Sagna ndax moom Famara Ibrahima Sagna bari na histoire tayit ñeme nag kilifteef li ñuy rumandaat bu sottee mu di jëlee comité pilotage dialogue national bi ci loxoy Famara Ibrahima Sagna yéenekaay bi nee nañu boo moytuwul ca loxoy général Mamadou Niang ca lay mujj l'observateur xamal ñu it ne am na benn waay bu Macky Sall yónni woon ca Famara Ibrahima Sagna ngir mu dem xoole li ko fa mbiree toll waaye waaja ba mu yeggee li ko big femme wax moo di toppaatal say tànk man su amee ku may rendre compte kenn lay doon mu di président de la république soit nañu kuy wër ku tegu der demal ca Famara Ibrahima Sagna dafa dem ba jàppe boppam bummi yéenekaay bi nañu li koy firndeel moo di ba fi mu nekk ni ci action amul kenn ku la ci mën a wax koppar yi ñuy dugal ci dialogue national bi ñaata la boole ceekit keroog moom Famara dafa xëy rek ne dafay defi tournée nationale waaye yëf yi far mujjuta sotti soit nañu bi ko seenub journaliste woowee téléphone ngir am ci ay xibaar yu gën a leer li ko Famara Ibrahima Sagna tontu moo di est-ce que xam nga ma lu tax nga may sonal lu tax nga may woo Abdoulaye Makhtar Diop jooyeen dina Macky Sall journal La Tribune moo ko bind ci xëtamu njëkk lu soxal mbébét gi muy mbébét jëm ci jële fi ville yi ci réew mi ca la grand sëriñ bu Ndakaaru xëy di wax mi ngi leerale ca waxtaan wa li nga xam ne loolee la texte yi wax ci woowile wàll woowee ba tey Tribune nee nañu njiital ONC 3D di Moundiaye Cissé caaxaane wu ko ñoo ngi nas mouvement boo xam ne la ko tax a jóg moo di xeex ba ville yi ñu fi bëgg a jële ñu bàyyi leen tuun tranquillement ki ak tranquillité m réer mër jamono ji moo di Abdoulaye Diouf Sarr moo xëy nekk ci xët mu njëkk Vox Populi ñii sàkku ak woyofal ci mesure yu ñu teg lay xamal ne bis bu ñu ci duggee danañu mere ku ñu deful dara ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ne du artistes yi ñoo ma tax di wax wala sportif yi wala kenn ay principe ak orientation ñoo ma tax di wax mu ne mëne suta jël ay mesure ba nuppi di may fenn fu indi bi di folote Abdoulaye Diouf Sarr ne il faut que askan wi dañuy respecter gestes barrières yi bu ñu bëggee coronavirus bi def geste arrière ñu avancé ba ci Sud Quotidien mbëkk mi di immigration clandestine ak taxawaay gi ñu ci war am ngir lijjanti ko li yéenekaay bi gis ne aw dégg la woow seppe ko ca tànk ba mu nekk du yomb Ali Tandian dib sociologue jiiteet observatoire sénégalais des migrants di wax ci yéenekaay bi ne li gën moo di ngir lijjanti yëf yi amal ay consultation populaire ngir tënke ci loo xam ne dana mën a tax nit ñi di mën di tukki ci anam wu jaadu anam wu wóor ngi ji loon gëcc Fuuta maire ba di Sada Ndiaye la yéenekaay nee nañu def na fa lu kenn deful ñeenti quartier yu fa nekk la soppi seenu tur tuddee ñeenti quartier yépp Macky Sall quartier Macky 1 Macky 2 Macky 3 ak Macky 4 page 4 bu journal Les Échos xibaar bu yéeme moo fa nekk bi leen yéenekaay bi ay takk der ñoo demoon Yëmbal Sud doon jàpp benn wëyu dal ci embuscade journal bi nee nañu ca la policiers yi génnee seeni fetal di fetal ci kaw ngir bëggoon nit ñi tasaaroo ba ñu soqee fetalee ca la ñu gaañaale genn xale bu góor boo xam ne tailleur la ci mbaggum ndeyjoor mi la ñu ko dóor balu fetal ñu teg loxo ki fi dugal ay fowkayu xale yu ñu wax ndaa am sàngara loolu yàggatul ay waxtu moom moo ci des di waaye tamit commerçant bi ko fi doon jaay mën nga ba tey ca garde à vue dinañ ko indi ci ay leexal ci biir xibaar yi ñu ngi tam topp bu baax a baax ñii di ut or ci lu jaarewul benn yoon ca département bu Saraya am na beneen site bu clandestin bu ñu teg loxo fukki doomu aadama ak juróom-ñett teg nañ leen loxo ñoom ñëpp nag daanaka bawoo biti réew ci sous-région bi COSYDEP di yëglu coalition bu ëmb ñi taxaw lii di njàng mi fi Sénégal ci public bi ñoom daal dañoo ragal ne bal leen ma lii di coronavirus daal di law ci l'école yi li ko war a mooy dañoo gis ne dañoo respecté wul li ko wax docteur wax ngir ñu moytandiku bi le feebar ñu ngi jëm ci déggoo ci njogul gerte gi huilier producteur exportateur daanaka ñu ngi ci ay waxtaan liñ sax nemmeeku mooy ci fan yi weesu njogu gerte bi dafa daal di wàññeeku ñaaxale pàcc xibaar tàggat yaram ak yéenekaay yi Abdou tam ci machine bi asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. l'enquête bi jëm ci jaay ay jouets maanaam di ay fowukaay xale yu ñu wax dafa am sàngara enquête bi mu ngay woy te sax mu ngay évoluer te ki ko importé maanaam ki ko jëlee biti réew indi ko fii xam nañ ko te sax teg ko loxo li ñu wax mooy yàggatul buñ sukkandikoo nag ci suñuy xibaar boobule dossier daal commerçant bi ko doon jaay ma nga ca garde à vue ca gendarmerie ba tey di woye liggéey bi jëm ci teg loxo topp ñiy faral di ut or ci lu jaaxul benn yoon ca département bu Saraya ni ki dem nag jot naa tegaat loxo ab site foofee ca Gamba
teg fa tam loxo fukki doomu aadama ak juróom-ñett ndax dañ fa doon ut or ci lu jaaxewul benn yoon amoon na fa sax ay jàppante jëm ci wàllu suuf ñoom ñëpp nag ci jamono jii daal li ñu wax ne ñu ngi jóge biti réew di fukki doomu Malien ak ñeent burkinabé ci nag ñaari fan teg nañu loxo ñaari site gannaaw Segexo leeral yekk suñu ndaw foofee ca Kédougou Ibrahima Jabaxate. brigade bu gendarmerie bu Saraya mu ngi wéyal opération de démantèlement juraay clandestin yi ginnaaw opération bi ñu amaloon fële ci Segexo jot nañu taxawaan di bépp activité bu amoon ci jura clandestin bu Gamba Gamba te mu nekk fële ci arrondissement bu Bembu département bu Saraya ci opération bi ñu amaloon tey ci suba gendarmerie bu Saraya teg na loxo ci fukki nit ak ñeent te ñu ràññi ci fukk ak ñaari malien ak ñaari burkinabé li ñu leen di toppee mooy exploitation illicite de substance minérale ak tamit yàq-yàq bi ñu nemmeeku ci àll bi ci ñaari fan opération yi ñu amaloon brigade gendarmerie bu Saraya jot na teg loxo li tolloo ci fanweeri nit te ñu ràññee ci juróomi sénégalais fukki burkinabé ak fukk ak juróom malien ñoom ñëpp jébal nañu leen kii di procureur bu Kédougou pour exploitation illicite de substance minérale li ñu mën a fàttali rek moo di ne activité clandestine yi ñu ngi gën di wéy fii ci région bu Kédougou rawatina nag fale ci département bu Saraya bu abrité site orpaillage yu bëri fu mu nekk nii brigade bu gendarmerie bu Saraya taxaw na pour xeex bépp activité illicite bi am ci exploitation substance minérale yi fale ci département bu Saraya Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. ak RFM kumpa jeex na. ñëwtali Sindia waxtaane coow ci wàllu suuf Cour suprême nag jot naa nangu lu toll ñetti téeméer ak juróom-ñett ci ay hectares nangu ko ci ay baykat ak ay sàmmkat foofu ca Guéréo ca commune bu Sindia yooyu nag suuf dal dañoo jàpp ne dañ ko jox ab société étrangère bu privé ñoom nag dañoo jàpp ne am nañu ndam ci combat bi maanaam askan wi foofe nag jàpp ne dogal boobee bu Cour suprême jël dafa war a dal ñaax kilifa yi ci maire yi ñu gën a bàyyi xel ci ñu gérer suuf si foofee ngir coow daal di bañ a am ñu déglu kii di Youssouf Ndione di porte parole kuréel bu ëmb ña yeewoo foofu ca Guéréo ci micro beeg Abdourahmane Diallo. dafa am benn combat boo xamante ne Guéréo dañu ko mëne woon contre des bradages de terre ñu jëloon lu toll si ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci hectare ñu jox ko benn société xeex boobu nag nekk ci yoon population yi baykat yi yaakaaruñu ci kenn ku dul yàlla justice taxaw ci tànk yi mu ci waroon taxaw ba tey jii tool yooyu noonu ñu jël ko jébbal ko waa dëkk bi jébbal ko baykat yi pour kenn ku nekk mën a continuer di jël sa tool continuer di ko bay loolu ñun dañu ko rafetlu parce que problème yu mel noonu dafa bari au niveau de Sindia li nga xamante ne nag tey jii moom la ñu gagné mooy que délibération bi ñu ngi ko defoon en 2012 le 2 février 2012 la ko PCR bi defoon sous-préfet bi fi nekkoon au temps mu dëggal ko le 2 octobre 2012 combat bi nekk combat bu metti waa Guéréo ñëpp taxaw yaakaar ci yàlla bu paree dénk dossier bi justice nekk ci di ci dox ba tey jii ñu am si ndam lu rëy ñëpp kontaan di wax ne lii dafa war a yee njiit yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci localité yi parce que problème yi suuf yi bari na trop ci Sénégal te commune Sindia nag la rawee. ñu waxtaanee campagne ñu njaayum gerte gi nag gis nañ ni daal ñu ngi fexe ba daal di wàññiwaat njëgu kilogramme gerte gi te sax moom la ñu nemmeeku fan yi ci marché bi ngir nag loolee daal di am huilier producteur ak exportateur dañoo sax tàmbale ay waxtaan jublu ci nag fexe ba ñu appliqué ci déggoo njëg googee di nag ay kàddu directeur général bu Sonacos di Modou Diagne Fada ci téléphone beeg Salif Sow. ngi am lu toll ci 6400 tonnes mais ñu gis daal ne yëf yi mu ngi dox Louga ndax foofu bu ñu xoolee li ñu amagum am nañ fa lu mat 5500 tonnes fu mel ne Njaareem mu ngay dox tuuti rek am nañ fa lu jege juróom-ñaari téeméeri tonnes ak fanweer ak ñett fu demee nekk Kaolack nag nga xam ne moom mooy bassin arachide bi normalement foofu téeméeri tonnes ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar la ñu fa am bon li koy expliquer mooy foofu activité exportateurs yi dañu fa bari ndax li wër Kaolack yëpp ay bërëb la yu nga xam ne exportateurs yi dañ fa sampu doon proposé njëg yu nga xam ne njëg yu kawe la unité industrielle yi nekk foofu yi tamit doon def lu mel noonu loolu moo tax kuréel bu mel ne Sonacos nga xam ne prix officiel bi moom lay appliqué mu amoon ay jafe-jafe ngir am gerte mais léegi fii nag gis nañ ne boo demee Chine tey njëgu gerte gi wàcc na fa wàcc bu baax a baax gis nañ itam ne dollar bi mu ngi wàcc bu baax a baax loolu nag indi na ba tax fan yii
ñu génn ñu gis ne marché bi njëgu gerte gi wàññeeku na. alors ci loolu nag ci lañ jógee ñun huiliers yi ak COPEGA ak yenn association paysanne yi ñu taxoon ne bu ñu jëlul ay dogal boo moytuwul njëg gi mën naa dem ba gën a wàcc bu nga xam ne wàcc bu jéggi dayo la ñu ne nag nañu waxtaan pour seet nan la ñuy harmoniser njëg yi bu ko defee ñu war a yéeg tuuti ba ñu mën a am njëg gu nga xam ne daal ñëpp daañu ci continuer gi seen bopp daal ñu ngi ci waxtaan pour seet ba xam fekk altine ndax duñ mën a taxawal njëg yu bees yu nga xam ne daañ anticiper ci njëg yi nga xam ne dafa tàmbalee wàcc bu métti. am nay commerçant yi ñu bloqué ca frontière bu Sénoba douane bu Sénégal moom moo amal ni nu mel ni ki barke démb sax la ñu fa bloqué ba tey ñoom nag dañoo jëndoon ab ay jiw ci ay dëkk yu ci mel ni Bunkiling ngir dem jaayaat ko foofa ca Kaolack douanier nag di leen laaj ñu daal di fay ay droit déclaration ca poste comme ni ko ab note daal di waxee di imposer taxe bu tollu ci juróom benn dërëm ngir daal ni ñu war a exporter boobule jiw Moustapha Dramé moo waxoon ci kàllaama saxaan waaye léegi nag kii di Ousmane Mbaye di président Solchic foofee ca micro beeg Max Kamfani. démb lañ ma woo ne ma dañuy bloqué oto yi Sénoba man leen dama nekk benn réunion bi ma génnee ma jaar ñëw Sénoba jib chef de poste bi mu ne ma nag lii ci kaw la jógee loolu ñun pour ñun régler ko tuuti nañ ci léegi da ngeen dem seeti gouverneur wala ngeen seeti préfet ma ne ko lii gouverneur mënu ko régler préfet mënu ko régler ñun nag liñ ci xam mooy ñëwuñu pour xuloo ñëwuñu pour xeex ñëwuñu pour coow tey gërëm nañ président de la République ndax filière bi fi mu yegg nii moo tax mu yegg fi kilo gerte juróom fukki dërëm moo ko tëral ne bëgguma kenn ku jënd lu ko manqué ku jënd téeméer yoonam newu ci moo ko wax nee na mobiliser leen seen doom yi ñu dem liggéeyi bëgguma kenn ku dem ci gaal yi mobiliser nañ suñu njaboot dem ci àll bi liggéey ak ñoom li ñu liggéey ñor na gis nañ kuñ ko jaay ci prix bu ñu bëgg a mobiliser nag ne prix boobu ngeen gis du ngeen ko jaay da ngeen jaay Sonacos 285 par force loolu moom baykat yi ñoo ciy dee mais ñuy jënd bu ñu doon jënd 200 it ñoom arrangé na leen la ñuy wax ñoom lañ blocage bi mooy ne note de service lañ jot exactement ñoom lii ak lii moo tax ñu bloqué leen waxuñ ñu ko parce que dañuy wax ne ki ko bëgg a sarse gerte da ngay dem def déclaration damaa masul dégg nag ab baykat wala ab opérateur buy jënd ci réew mi jaay ci réew mi di def déclaration mais li koy exporté ñun exporté wuñ dañuy bay di jënd di jaay mënuñu def déclaration te bëgguñoo toog bañ a liggéey te bañu ñëw yóbbu gerte gi ci usine bi yóbbu ko moo ñu gënal di jéggi bég bi di defi fere waaye nañ man ci Nawaseen mu ngi jënd 320 Waawo mu ngi jënd 320 CNT mu ngi jënd 320 Nawaseen pourquoi Sonacos pourquoi du jënd 320 mu ko doon jënd daaw 310 gerte gi daaw 225 lañ ko fixé woon mu jënd 310 ñu fixé ko ren 250 pourquoi du jënd 310 baykat boo xam ne ren ba déwén benn yoon lay récolté war nañ ko dimbali yërëm ko président de la République nag mënuñ ko wax dara ndax li mu def lépp lu xew duñ ko ci tudd. douane bu Sénégal nag dafa ragal ne boobule marchandise dañ kaa bëgg a yóbbu ca Gambie di dëkk boo xam ne bokkul ci UMOA waaye nag douane di xam ne daal jël nañu disposition yu mat sëkk ngir lépp daal di jaar yoon ci nu mu gën a gaawee di ay kàddu Alpha Touré Diallo moom chef bureau relation publique bu douane bu Sénégal mu ngi ci jokkoo ak Makumba Bey. oto yi nga xamante ne ñoom ñoo leen téye booru Sénoba dañu nekk ay camion de transport yoo xamante ne gerte lañ yëpp jëlee ko région sud bëggoon ko yóbbu vers Kaolack mais comme dañu war a jaar Gambie nga xamante ne réewu jàmbur la dafa am ay normes yoo xamante ne foog ñu respecté ko ay contrôle moo tax douane taxaw pour wàccoog lépp luy contrôle boo xamante ne opération boobu daf ko laaj du mel ni ay contrôle phytosanitaire xool gerte gi ak ndax am na agrément yi ci war yëpp te yi tamit ñu fexe ba jéem a am assurance que ne buñ jaaree Gambie gerte gi du fa des dina mën a yegg si fii ndax on a des préoccupations yoo xamante ne c'est lié au capital semencier du pays également ay normes yu bëri yoo xamante ne war nañ ko saytu loolu moo taxoon doon nekk di jël ay dispositions mais yaakaar naa fileek ay waxtu yu néew loolu yëpp dinañ trouver benn terrain d'entente ba nga xamante ne transporteurs yi nga xamante ne ñoom wàccoon nañ ñoo ak exigence yooyu noonu douane di laaj si nañ mën a continuer seen yoon ci ni mu waree bu soobee suñu borom. fukki waxtu ak ñaar moo tegu ci juróom-ñetti waxtu fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ay chauffeur yu bus Tata ca Saint-Louis mer ba futu li ko waral mooy kenn ci ñoom daal ma nga ca prison ndax dafa daal di gaañ kenn gannaaw l'accident chauffeur yi nag bokk ci syndicat autonome bu boole liggéeykatu transport di nag oo kilifa yi daal ci niñ leen di sonale di leen harceler daanaka saa su ne Mouhamed Nabi Silla.
ñi yëngatu ci wàllu bus transport xamle ni ñoñoñtal ak xoqatal dañu koy faral di dund saa yu accident amee. Bamba Niang bokk ci syndicat autonome des travailleurs du transport xamle ko yokk ci sax am nañu seen naataango bu lu ni mel dal ba mu ne ci kaso bi lee. accident bu amoon ça fait presque 3 mois. ñu attesté woon ko ti mu téye permis police parce que client bi dafa daanu woon ci oto bi moom dafa taxaw ci arrêt bi wàccee client ba pare bay déparaat client bi jóg forcé daw wàcc après mu daanu gaañu mu dem pour jëli permis ñu arrêté ko ñu ne ko dafa am plainte parce que blessé bi dafa ñëw porter plainte ñun nag lu ñu jaaxal ba jaaxal ñu mooy kañ la accident corporel daan am arrestation te ñun nag dañu nekk ci métier boo xamante ne dafa bari ay risques yu si nekk parce que ça fait une fois ngi nii lu mat presque 3 wala 4 chauffeurs yoo xamante ni subir nañu même conséquences yi mooy dañ leen di jàpp ci ay accident yoo xamante ni amul mortel amul dara ñu jàpp leen tëj leen. ñoom ñu gis ni li ñuy dund jaaduwul ndax nag seen liggéey dafa bari risque ba tax na harcèlement yi war a dakk. dañu bëgg taxaw depuis léegi ñu xeex ko bëgg na kuñ ci jàppale ñuy woo autorités yi nag yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi ak autorités yi nga xam ñoom ñoo ŋànk transport ak ñi nga xam ñoo nekk ci wàllu yoon di doxal ñu wax ñu ñun chauffeur fan la suñu ay limites yam. gannaaw ba ñu téye yenn ci ay bus Tata ñu nekk ci seen garage bi nekk Sor Diagne te demuñu liggéey bi dooraat ci yaakaar woo xam ni bëgg nañu autorités yi dimbale leen ngir ñu mën a dund seen liggéey ci seen sago. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. ñeneen ñu waroon amal doxum ñaxtu waaye jëm nag ci teer bi ak ni mu leen sonalee ñu waroon ko amal tey jile war nañ ko dàq ba jëmmi jamono li ko nag waral mooy mbas mi ñoom nag day manifestant ñoom daal nee nañ ñu ngay daw ba tey ngir ñu daldi leen ndàmpaay ñu itam réclamer ay passerelle foofee. Modou Fall moom mooy coordonnateur national kuréel bu ëmb ñi loru ci teer bi mu ngi ci téléphone beeg Salif Sow. ñu décidé woon def une marche vendredi 18 décembre à la place de la gare de Dakar. mais vu le contexte actuel li tax tamit ñuy marche bokk na ci suñu terrain yi nga xam ni ñu ngi ko yàgg di laaj mu ñu ko fexe ba am ko bu ñu jox suñu terrain ak acte de vulnérabilité yi le paiement du chèque des vulnérabilités et de l'accompagnement social encore les pertes de revenus locatifs tamit bokk na ci nga xam ne suñu revendication la li nga xam ni ba léegi instant bi jotuñu donc c'est pour cela ñuy def la marche là te dañuy demander woon tamit passerelle au niveau de Thiaroye Gare et Kër Mbaye Fall donc surtout la passerelle de Thiaroye ñu dañoo insister pour nit ñi am ay droits de passage donc moo doon motif bi nga xam ni ñu programmé woon def marche ce vendredi 18 décembre à la place de la gare de Dakar. RFM rajo askan wi. COSYDEP am njàqare coalition nag bu ëmb ay kuréel yuy taxaw ngir ñàng mu mucc ayib ci public fii ci Sénégal nag li ñu ragal mooy lii di mbas mi daddalaw ci l'école yi li ko nag waral mooy dañoo gis ne dañoo sàmmoon teg benn yoon ak li ko docteur wax ngir ñu moytandi ko bii le feebar Cheikh Mbaw nag di oo nguur gi mu gën a bàyyi xel ci ni nu mel ngir fexe ba jàppale ñi di tout tànk yi maanaam élèves yi ngir ñu bañ a dal am boobule feebar ñu ngi doon waxtaan ak dem nag abatas ko xibaar yi Ramata Anne. li xew ci l'école yi metti na lool Cheikh Mbow directeur exécutif bu COSYDEP di nakarlu ñàkkum jàngalekat table banc ak ay jumtukaay ngir fagaru ci mbas mi. ñu wax ñu dëggal ni système bi kat am na ay jafe-jafe yoo xam ne gis nañ ko ci benn bi mooy déjà jàngalekat yi manqué nañ table banc yi manqué nañ te loolu boo amee ñëpp xam nañ ni kon nag sorento bi ñu bëgg dafay am jafe-jafe mais ñaareel bi mooy matériel bi nga xam ni moom la waa kër docteur wax ni xale bu ne war na ko am loolu aussi manqué na te ki nga xam ni mooy jiite këru ñëpp mooy këru l'école bi kooku moom mooy nguur gi kon da cee war a jiitu def ci loxoom ba mu mat sëkk ba xale yëpp mën a am matériel bu mat loolu mooy waral nag keneen kuy ñëw jàppale nguur gi mën a indi jàppaleem ñetteel bi nga xam ne aussi feeñ na ci li ñuy waxtaan ak suñu gox-goxaat yi mooy que ni fi ñu toll deuxième vague bi nga xam ne ñëw na teguwaat ci askan bi tax na ñu war a am nag ay matuwaay yoo xam ne war nañu ko jël. COSYDEP di wax nguur gi mu indi kaaraange ci l'école yi ak ay jumtukaay yu leen mën a aar ci mbas mi. nu ñuy fexe ba suñuy l'école gox ak li ko wër ñu mën koo aar ko ci biir jafe-jafe yi am aar ko nag moom mooy fexe ba école bu ne lu mu tuuti dana war a am ndox
war a am it gànnuwaay wante it war a am gardien war a am aussi femme de ménage loolu nekk na à notre portée bu ñu ko jàngatee xool li ANSD wax ni boo jëlee téeméeru école fanweeri ñoom ñoo amul ndox kon nag loolu gouvernement bu si jóg taxawal ko dana ko mën a jëmmal. muy ñaax it nguur gi ngir mu taxawal ay protocole ngir mën a wéyal atam njàng mi ci anam yi gën. Ramata Anne président conseil départemental bu Diourbel nag moom tamit wax na li koy metti Khadim Gueye tamit di naqarlu ñàkkub lycée collège ca capitale départemental ba département bu Diourbel moom rek mooy département ci Sénégal boo xam ne ñetti lycée nekk ci capitale ba Khadim Gueye di président conseil départemental bu Diourbel ci micro Babacar Diouf. accident bi am tey ci suba cuy ci Bambey te faat. dinañ ci ñëwaat ci suñu yeneen i xibaar. Cheikh Tidiane Diagne maa ngi la nuyu. maa ngi dellu di la fay El Hadj Seydou Nourou Ba. bismillah ci tàggat yaram. dañu koy daal doo rek wàllu football ak sargal bi nga xamante ni FIFA mi ngi ko doon amal niki démb xool football yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a xarañ ci àdduna gi. ki nga xamante nag moom moo fa daal di nekk di doomu Pologne bi di ki nga xamante ni moo di Lewandowski. moom nag daal di wuutu ci bopp bi kii di Lionel Messi ak Cristiano Ronaldo mi nga xamante ni at gu ne daanaka ñoom ñaar ñoo ko doon xëccoo. entraîneur bu gën a xarañ ci àdduna gi moom moo di Jürgen Klopp nag moom moo di tàggat équipe bi nga xamante ni moo di Liverpool ci 11 type FIFA bi the best jàppale ni am itam yeneen joueur Liverpool yu ci nekk ku ci mel ni Alisson Becker 17 goal Trent Alexander-Arnold ak Virgil van Dijk Thiago Alcantara moom itam ma nga ca moom mi nga xamante ni ma ngay football foofule ak ki nga xamante ni daal moom moo di Kevin De Bruyne jàppale ni nag ñoom bokk nañ ci joueur yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a xarañ leneen li nga xam te ne mën nañ ko wax ci FIFA the best bi moo di ay ati ngi ñaar ñu koy xëccoo moo di Cristiano Ronaldo ak Lionel Messi loolu nag dal nañ ci amal ab gëstu ànd seeg Papa Balla Gueye. titre meilleur joueur de l'année mu daal di koy ñàkk ci atum 2018 Cristiano Ronaldo terewul ba tey bokk na ci ñett ñi nga xamante ne ñoo gën a bari li ñu gagné titre bile di the best FIFA ci kanamu Zinedine Zidane ak Ronaldo bu Brésil ku nekk daal di jël raaya bi ñetti yoon ñoom ñëpp ak ñaari yoon yoo xam ne nekk na meilleur deuxième Cristiano Ronaldo nag lajj na poñ bi nga xamante ne doon na tax mu gën a romb ki nga xamante ne moom moo topp ci ginnaawam di Lionel Messi moomee nekk ñaari yoon meilleur joueur ci atum 2019 gannaaw 2009 bile doomu Argentine bi di football foofee ci Barcelone ba tey ji mu ngi nekk ci ñeenteelu place ci palmarès yi ñaar ñoo xamante ne daanaka xale yi ñu ngi leen di topp bu baax a baax gannaaw concurrence bi nga xamante ne mu ngi amoon seen diggante ci diiru fukki at diggante 2008 ba 2018 googee sax ci la kii nga Luka Modric di football ci Real de Madrid daal di fës bu baax a baax gannaaw bu mu jëlee titre meilleur joueur de l'année ci atum 2018 ci kanamu Cristiano Ronaldo ak Mohamed Salah moom mi nga xam ne bokkul ci ñett ñi nga xamante ne ñoom ñoo mujjee ci jongante bi ci atum 2018 Lionel Messi dellu siwaat ci atum 2019 nag moo daal di ñàkk titre am bi gannaaw ba nga xamante ni kii di Robert Lewandowski bu Bayern de Munich moom moo daal di jël raaya bi ci atum 2020 gannaaw ba nga xamante ne bii mooy gulet mu daal di nekk meilleur joueur de l'année ak fanweer ak ñeenti poñ ci Bundesliga nekk tamit deuxième ci liste européenne bu soulier d'or 2020. Papa Balla Gueye wàllu football ba tey ak championnat ci biti réew ni ki démb nag Angleterre ñi ngi doon jeexal li nga xam te moo di seen 13e journée Manchester United moom dafa fekk Sheffield United ci dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci ñaar la ma leen jural nag moo di fi mu toll nii ñu nga féetee si juróomeelu place bi di tàmbali di yéeg ndànk-ndànk ci Big Five bi leneen li nga xam ne mën nañ ko wax moo di Sheffield United moom moo féetee ci place bu mujj bi maanaam mooy ndàcc ndax moom ba saison bi doo rek léegi si seen biir championnat amagul benn victoire benn poñ cote la daal di am Aston Villa ak Burnley démb dañoo daal di match nul 0 but partout ci classement bi Liverpool moo féetee ci bopp bi daal di am ñaar fukki poñ ak juróom-ñett Tottenham toftal ko ci wet ba moom moo am ñaar fukki poñ ak juróom Southampton moo nga féetee si ñetteel place daal di am ñaar fukki poñ ak ñeent ci Italie ñu ngi doon amal niki démb seen 12e journée si la ñu ko daal di jeexal AS Roma daal dina daan ñi di waa Torino ñetti bal ci benn ci classement bi Milan AC moom moo fa daal di féetee daal di am ñaar fukki poñ ak juróom-ñett Inter de Milan féetee si ñaari place daal di am ñaar fukki poñ ak juróom-ñaar Juventus de Turin moom féetee si ñetteel place bi daal di am ñaar fukki poñ ak ñeent juróomeelu place bi nag Napoli bu Kalidou Koulibaly moom moo fa daal di féetee
Krépin Diatta di doomu Sénégal di évoluer ci championnat bu Belgique ànd clubam bii di Bruges moom nag démb daal dina ràññeeku ndax jot naa dugal ñaari but seen championnat seen jogante gu ñu doon amal seen diggante ak ñii di waa Malines ñetti bal ci dara jàppale nag ñoom bokk nañ ci ki nga xam te ne daal ñoom ñooy xëccu ngir daal di jël lii di championnat bu Belgique ci wàllu championnat yi ba tey jii championnat bu Espagne 14e journée dinañ ko daal di door Atlético Bilbao moom dina tas ñii di waa Huesca ci bu 20h jotee ca Allemagne seen 13e journée dañ ko daal di door niki tey jii ajjuma gi Union bu Berlin féetee si juróom-benneelu place bi dina dalal ñii di waa Borussia Dortmund féetee si ñeenteelu place bi match googu dañ ko daal di amal ci bu 19h30 jotee foofu nag Bayer Leverkusen moom moo féetee ci place bu njëkk bi daal di am ñaar fukki poñ ak juróom-ñett rawee ki benn poñ Bayern de Munich féetee si ñaari place bi Leipzig itam ñaar fukki poñ ak juróom-ñaar la daal di am moom itam Bayer Leverkusen mi ngi ko rawee benn poñ ñu daal di wax wàllu lamb. wala waxtu bi daa jot. waaw demal rek. daf ñoo tënc. waaw demal. bàyyil mooy la bi. waa kay kon boog ñu may ko axlu lamb ak dogal gi nga xamante ni fi mu toll nii jël nañ ko ngir daal di permettre activité sportive yi ñu daal di ko amal. waaye am na yenn ci ay mbir yi nga xamante ni foog ñu respecté ko lu ci mel ni protocole sanitaire bi. bu weesoo loolu yi tamit ñi ngay proposé ñu daal di amal ab huis clos maanaam di amal combat te kenn du ko fekkee waaye ki nga xamante ni moom ab kii la organisateur de lutte la di promoteur Pape Abdou Fall nee na loolu d'accord ci benn yoon ñu déglu ko ci téléphone Abdou Diouf yi ñor. loolu mënul nekk loolu buñ ko defee dañu am ñu favoriser am ñu défavoriser parce que lamb kenn mënu ko tëgg huis clos ay millions lañ ciy def la ci promoteur bi di def mbër mi dafa am lu muy àndal lamb dafa am lu koy animer donc man li ma gisoon décision bu avant ñu koy jël waroon nañu mën a toog ak pàcc yi nga xam ne ñoo nekk ci sport bi yépp bien que nag ñoom ñett kenn ki moo yor sport kenn ki yor intérieur kenn ki yor santé mais décision boobu buñ ko jëlee day metti trop ca lamb te it du décision boo xam ni kontaan nañu ci loolu moom kontaanuñu ci tey kontaanuñu ci ëllëg parce que it arrangé wuñu yàgg na yenn promoteurs yi seen alal mu ngi tëdd ci mbër yi itam ay athlètes lañu te athlète fokk mu compétir beneen bi ci des mooy que ni nous sommes assez responsables war nañu mën a toog déggoo jël suñu ay matuwaay am flash ak masque yi ak gel yi organiser tout en respectant les mesures barrières ñoom kañ nañu ni ci sport bi dafa am ay département sport yoo xam ni ñoom la ñu favoriser mais défavoriser ñeneen ñi lamb moom kenn mënu ko def huis clos. pay-per-view bi maanaam fay ngir mën a seetaan lamb ji ci internet bi war na mën a nekk solution ngir yéen wala. non xam nga pay-per-view bi mën na nekk solution. am na lamb yu mën a nekk huis clos parce que war nga mën a am sponsor daal di koy def mais su boobaa dañuy favoriser yenn promoteurs yi défavoriser yeneen promoteurs yi. loolu nag yëg nañu ko bu soobee yàlla ñun ñi ngànk lamb danañu toog waxtaan pour wëlbatiku dem ci autorités yi toog waxtaan ak ñoom parce que nag boobu ba léegi bi mbir bi amee ba léegi acteuru lamb yëpp dañu toog ànd ak ñoom solidairement. ok Alaaji. Cheikh mat na waaw fi lañ koy daal di yemal. laata ñu daal kii di Anna Rocha ci xibaaru caada yi xibaar bi Babacar Fall baax ñu di Pierre Buyoya nekkoon fi njiitu réew bu Burundi ca atu 1987 ba 93 maanaam juróom benn at moom nag gaañu na ni ki démb amoon na juróom-ñaar fukki at ak benn moom nag di Pierre Buyoya militaire la woon ci wàllu carrière jëloon nag pouvoir bi ci coup d'état dinañ ci ànd xëy na ci kanam ngir gën a indi ay leexal ci moom Anna Rocha xibaaru caada yi. mag leen di nuyu mbokk yi jéego bu yees ci processus bi nga xamante ne moom moo soxal mbébétu président Emmanuel Macron fexe daal ba ñu delloo réewu Afrique yi seeni moomeel député français yi daal dinañ adopté ni kii démb projet de loi bi nga xamante ne moom mooy mën a tax li ni mel mën a antu rawatina ci réewu Bénin ak Sénégal France kon am na léegi benn at ngir mën a delloo objet yooyu le lan lay changer concrètement ci wàllu processus bi lan nañ ko docteur Malick Ndiaye mi nga xamante ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu art contemporain nekk itam directeur musée Théodore Monod bu IFAN. jàngat bi ma ci am moo di nii mën nañ koo saluer ci wax tamit que ni loolu doyul parce que d'une part am na objet yu bari yoo xam ne ñoo ngi ci collection musée français yi ak européen de manière générale mais am na tamit beneen problème parce que loolu projet de loi bu ñu adopté la pour quelques objets li ñu war a def mooy ñu définir benn cadre global boo xam ne nii dina tax objets yu bari génn de manière massive parce que tamit bon comme ni ñu koy waxee en France am na ñetti termes yoo xam ne pratiquement mooy encadrer objets yi inaliénabilité insaisissabilité imprescriptibilité yoo xam ne dafa am doole ci li ñu naan seen code du patrimoine li nga xam ne moom mooy lal loi yi encadré patrimoine bi yëpp code boobu ci boppam moom la ñu war a réviser parce que méngoowul ak jamono ji dañoo nekk jamono joo xam ne nii
patrimoine bi dafa yëngatu ni ñu ko war a gérer ak rapport bi ñu war a am ak patrimoine dafa war a changer donc du ñu eggee ci jamono jooju code bi ci boppam dañ ko war a wëlbati pour man ci gàttal avancé la mais tamit am na lu bari loo xam ne des na daal. ci wàllu littérature bi niki semaine bi dalal nañ maison d'édition bu bees muy les éditions Gorée Charles Niane ak kii di Steve Monge Makonga ñoom ñoo ko taxawal mbébét bi daal moom mooy fexeel ba ndaw yi gën a mën a am accès ci milieu boobule dañ ci déglu Charles Niane ci micro Sékou Diallo. édition Gorée dañ ko lancé pour mën a dimbali nit ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngi ci mbind di bind pour mën a wax seen sentiment li ñu dund donc édition Gorée dañoo ñëw pour indi lu bees indi may jeunes yi benn plateforme boo xam ne dinañ mën di bind librement pour publier seeni recueil seeni livres d'une manière flexible gratuite ci lu yomb duñ leen dagg lu bëri parce que léegi pour éditer livre ak maison d'édition yi fi nekk c'est tout à fait un tas de problèmes dañ lay laajte xaalis bu bëri ñun suñu slogan mooy que ne bind bu ne xalaat bu ne war nañ kaa wone te war nañ kaa partager ñun ñëpp ñu bokk ko donc édition Gorée loolu mooy mbëbëtam. mbokk yi fii la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci diglu bi dig daje ëllëg incha allah.